asalaamaaleykum mbokku Mbang Fadial ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen di ziar comme nuñ ko waxee woon tey ñu ngi nii fii ci Baobab guy gi fii ci Diabougou tey nag le 26 ak suba le 27 mars 2022 ñu ngi nii di amal benn journée de consultation gratuite bi nga xamante ne tey groupement Fass Jom des femmes transformatrices de Ndiarogne Wolof en partenariat avec ABCJM et ASC Ndiarogne ca kanam Ndiarogne Wolof tey ñoom ñoo amal consultation gratuite bi gratuite bi nag ñu ngi nii di ko commencé nañu sànq ni di ko jëmale ba suba ñoo ngi fi tey ci première journée bi ñu ngi fi suba ba ngoon donc tey di ngeen gis ne ñu ngi fi ak ay gynécologique ñu ngi fi présent tey nag journée tey bi dina am dépistage du cancer du col dina am aussi autopalpation du sein dina fi am dépistage de l'hépatite B et du VIH aussi dina fi am vaccination Covid pour les personnes du 3e âge dina fi am circoncision aussi maanaam jongal xale aussi dina fi am ak don de médicament dinañu may aussi ay médicament yéen la ñuy xaar commencé nañ ko nag ku dëgg li rek mën nga daw si ndax wér-gu-yaram comme ni ñu ko waxee rek amul lu mu jarul bu fekkee jongal xale yi muy circoncision bi boobu nee nañ ay côté 5 heures incha allah ci ngoon dinañ ko commencé ndax naaj bi dafa tàng yéen rek la ñuy xaar ñoo ngi fii jërë ngeen jëf ñoo ngi fii tey ci guy gi li nga xamante ne tey groupement Fass Jom des femmes transformatrices de Ndiarogne Wolof ñoom ñoo ko teewee ñoom ñoo ko taxaw tey ba mu am nii en partenariat avec comme ni ma koy sànq ABCJM ak ASC Ndiarogne Wolof ca kanam jërë ngeen jëf ñoo ngi fi ak yéen ba ci ngoon ba suba aussi jërë ngeen jëf. salaamaaleykum mbokku Mbang Fadial la ñuy wax ak mbokku Ndiarogne ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziar tey ñu ngi nii encore Fadial TV ñëwoon tey ci nga xamante ne moom moo xewoon Ndiarogne muy consultation gratuite bi fi amoon depuis démb ak tey ñoo ngi ni tey ak chef de village bi ak naka. madame Ndiaye ak madame Ndiaye ñoom ñoo ñëw fii tey am lu ñu waxtaan ak ñun tuuti chef de village bi ñu ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di jaajëfal ñëpp. waa tey ñoo ngi nii ci journée consultation bi noo gisee journée bi tey. waaw kontaan ci rek kontaan ci sama xel dal ci bu baax a baax mu am ci mbégte moo xam ne mënu ma ko wax xamu fu mu tàmbalee xamu fu mu yem sax di kontaan ci tam ci soxna si nga xamante ne di madame Sarr di Rose Cissé nga xam ne moo ko indi woon na fi don de sang si période Covid bi mu jafee lool ñu def ko ak réussite ñëpp kontaan si am si mbégte bu mag a mag a magam mu ñëwaat digaat ñu lii indiwaat na ko ñu ngi koy sant di ko gërëm soxna Rose nag dafa am lu ma bëgg a témoigner tuuti si moom rek bi mu fi ñëwee yàggul sama cousin moo ko takk waaye bi mu fi ñëwee ba léegi ñun li ñu xam ne daf ñu jafe woon daf ñu yomb fi mu ne nii li nga xamante ne xamuñ ko woon wala dañ ko doon dégg te gisuñ ko woon fi mu ne da koo ñor ba teg si suñ bañ teg suñu bët teg suñu loxo kon loolu ku la ko defal amatoo fayam li ñuy def mooy ñaanal ko rek yàlla dëgëral ko boole ko borom këram gi nag jubale leen ñu ànd lool te yàgg ànd bi yàgg lool ànd ak wér te ak wér lal ko ak juboo ak déggoo. tey gis nañ fi médecins yi tey ñu ngi fi gis nañ fi médecins yi ñëw ndax commencé nañu depuis démb. gis nañu ñi ngi joxe ay médicaments. ñi ngi faj xale ba pare gis nañu aussi ñi ngi jongal. ndax boobu léegi yow it yaa ngi ñëw di xool li fi xew. docteur yi ba ñu ñëwee maa leen njëkk a dalal sa kër Rose avant ñu ñëw si centre bi fii jaajëfal leen gërëm leen sant leen ñaanal leen dafa am sax koo xam ne Ndiarogne la dëkk kii may ay maam waa Ndiarogne te moo jiite médecin yi tey kii Sall ay waa Ndiarogne bii la ndax ay maamam fi lañ ko denc ay baam at bu jot ñu ñëw fi si gàmmu annuel bi ñuy def fii te mu ngi nii si médecin yi ak ñeneen wax naa leen ne am na ñeneen doomu waa Ndiarogne yoo xam ne ay médecin lañ ay infirmier lañ te lii dañuy ñaan mu pérenniser wu rek ndax ñu mun ba ñooñu yëpp mun a ñëw fekke si waat ko mu den événement bu garaaw bu ngand si biir Mbang Fadial. waaw léegi looy wax population Mbang Fadial li lay wax sax loo leen di wax ndax ñu mën a jàpp ci population Mbang Fadial li ma leen di wax leen rek ay mbokk dañuy ànd nag pour mu mën a dañuy déggoo si la ñuy mën a ànde bu ñëw wérante te kenn ku nga xam ne lépp loo indi te muy lu baax na si ñëpp jàpp litti boo amoon na nga ko bàyyi te jàpp sax ba mu jàll nga te ko delluwaat sa la ngeen woon man de depuis loolu bañ lii lu ñëwee ba léegi si laa ne dem mu indi dalal naa leen àndaat naag ñoom demu fii tey maa ngi nii xëyat ak ñoom te du ma noppeek ñoom fekk tàggooñ ma te Rose sax am na leen lu fi defaat loo xamante ne loolu dama il faut ma profité si occasion bi wax ko moom daf ñu indil xayma Cheikh Sidaati Aydara waaw indil ñu ko Ndiarogne ba mu nee ba léegi mosuñu am xayma moom mu indil ñu xayma bi pour la première fois xamuñ ñoon luy xayma mu ñëw Chérif bi mu ñu indil macha allah
maanaam defal ñu benn message boo xamante ne ba tey mu ngi suñu xol yi ba tey mu ngi suñu xol yi ñu ngi koy santé du ko dund di ñaan yàlla nag foofu nga xam ne Chérif bi fa la ñu bëgg a eggale yal nañu fa yàlla eggale waaw. waaw léegi say kaddu yu mujj. samay kaddu yu mujj mooy gërëm Rose gërëm borom këram ndax nit jigéen moom lu mu mën borom këram moo ko si jàppale moo ko ubbil moo ko yaatal moo ko indi si biir ay mbokkam ubbil ko yaatalal ko boole ko ay mbokkam jox ko liberté mu ànd ak ay mbokkam jox ko confiance mu ànd ak ay mbokkam mun a liggéeyal goxam. Rose tam nekk ku baax nga xamante ne moom lépp loo xam ne fam newoon avant muy ñëw fii la mu fa doon def yëpp transféré na ko indiwaat ko fii jaar ko fi def ñu àndale koog moom kon du ñu mën a def loolu àndale koog moom man de en tant que chef de village maa ngi si ginnaawam tey maa ngi si ginnaawam ëllëg lu ma oo bu ma xatee bu ma xatul dinaa ko bàyyi jàpp ko ànd ak moom kon képp koo xam ne déggal nga ma waxuma la njaaroon rek mais Mbang Fadial au nom de Mbang Fadial nañ jàppale Rose te àndale ko te téye la ko te xam ne kat ku mel ni Rose jafe na bu ñu ko yàlla indilee dañ ci war a jàpp te sant bu baax a baax. kon chef de village ñu ngi lay sant bu baax. waaw jërëjëf yaa booy tur bi. madame Ndiaye Mame Diop. madame Ndiaye Mame Diop tey yaa ngi fii Ndiarogne dañuy wax nekk fii ci hôtel bi ñëwoon ci journée consultation bi. looy wax population Mbang Fadial. waaw damay wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu waa Mbang Fadial. waa Ndiarogne di nuyu waa Ndiarogne di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo chef de village. pour mu jàllaleel ma ko ci dëkk bi yëpp ndax nee nañ booy dugg ci kër da ngay jaar ci bunt bi. te moom la yàlla dogal tey moom mooy chef de village kon ñun ñëpp tey mooy sunu kilifa. kon ñu ngi jël nuyoo bi teg ko ci loxoom pour mu jàllal ñu ko ci askan wi yëpp. tey ñëw nga fi gis nga nit ñaa ngi fi docteur ñaa ngi fi ñëpp a ngi fi noo gisee journée bi ak consultation yi. waaw journée bi moom journée njëriñ kese la ndax ku nekk xam na ni léegi moom wéré di yombul lu jafe la faj tamit yombul dafa jafe kon su leen yàlla dimbalee yàlla boole leen ku leen organiser lii yaakaar naa ne su loolu moom source la boo xamante ni dañ ko war a jàpp ak junni loxo ndax kaay faju doo fay dara ñu consulter la faj la may la garab non loolu dara fayu ko léegi jeunesse bi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk tey ak ki nga xamante ne tey moom moo organisé muy Tata Rose loo am jeunesse bi loo leen di ñaax ñu mun ko jàppale bu baax ndax lii mën a jëm kanam. waaw xam nga li may wax jeunesse bi moom laay wax waa dëkk bi yëpp chef de village nous les sénégalais dañuy def lu garaaw a garaaw ñun sénégalais yi dañuy def lu garaaw xam nga lan mooy lu garaaw li lu ñëw ñu politiser ko te politique yi vraiment yëkkatiwuñu damay wax sax ne politique baax na parce que nit moom ala kulli aalin di nga politique mais na fekk muy politique buy njëriñ askan wi mais bul politique loo xam ne day yàq askan wi lii bu ñu wax jàppale Rose déedéet waa Fadial waa Ndiarogne nañ jàppale seen bopp bu ñu jàppale Rose parce que Rose li muy xam na ko ba pare Rose li muy mën na ko ba pare kon bu ñu dëpp kàddu gi bu kenn waxati jàppale Rose nañ wax waa Fadial waa Ndiarogne nañu jàppale seen waaw lii laa am lu ma la répondre ci question. waaw léegi tey mooy dernier jour bi comme ni ñu ko gisee nii tey mooy dernière journée bi. gis nañu nit yi sax tey la ñu gën a wuyu si que démb boo seetloo. léegi fii ak ay at yu ñëw la ngay ñaax gars yi pour ñu mën cee gën a jàpp ñu gën a bëri ñoo xool seen bopp. waaw xam nga ñun suñu culture ñun sénégalais suñu problème suñu natt. mooy munuñu. te duñu accepter ku mën wala kuy jéem. foo fekk kuy jéem. kenn kuy jéem fokk nga ca ruq di gas di yàq naan du dem. xam nga man sama problème mooy man je ne suis pas froid aux yeux damay jaar ci digg bi parce que sénégalaise laa comme ñëpp xam naa ne xew loolu lañ war a bàyyi nit loo xamul donte dañ lay nax premier jour bi sax bul bañ ko la nax parce que moo lay yee suba moo lay jàngal suba nga mën a xam mais ku luñ la naxul tey mais suba doo ci am yeewute kon nañu bàyyi bu nit dee organiser dara ñii naan dina dem ak du dem wala dina mën a nekk wala du mën a nekk franchement nañ leen bàyyi loolu kii faju kaay leen journée consultation gratuite lañu oote wuñu leneen lii du politique du dara kon vraiment dama bëgg askanu Fadial ak Ndiarogne ñu yeewu il est temps que ñu yeewu tant que yeewu wuñu ni dañuy ñëw rek di jaar seen kaw di leen rouler au farine rek di dem seen yoon lii mooy seen njëriñ amul lu mën développement tey ni ñu def nañ fi don de sang fi laa yendu keroog waa journée district Mbour bi ñu ñëwee mais nee nañ collecte bi ñu am fi nee nañ bu ñu wote woon Mbour sax duñ ko am nee nañ duñ ko am tey ñu defaat journée gratuite bi am na fi ay femmes transformatrices chef de village loolu mooy développement loolu mooy yokkute nañ leen yeewu dafa jot kon jeunesse bi ak jigéen ñi vraiment nañ yeewu ñu bàyyati bu ñuy organiser dara
ñii naan am na ñii ne amul wala ñeneen am sax nuñ ko tëggee pour rek yàq ñun suñu problème xam nga lan la dañoo añaan iñaan moo ñu apporté iñaan mooy yàq suñu aduna di yàq suñu àllaaxira ëllëg kon nañ leen bàyyi iñaan bi Rose Cissé mii nag sœur médiateur de la République la maître Aline Badara Cissé su ko neexoon lii muy def du ko def ndax macha allah borom këram gi ko fi indi am na lu mu ko yore moom tamit fa mu cosaanoo bokk fa am na luñ ko yore elle a ses propres biens te doxeewu ko waxeewu ko woneewu ko mais lu nit lu nekk sa deret loolu rek ngay xam femme de développement la actrice de développement la xam gis nga développement boobu nag moo mën a defar politique gu Njaaroñ suba ci kaw ñu déglu Rose déglu chef de village Rose chef de village jiitu Rose topp ci ñu àdduna sottante xalaat la mooy jëmale dëkk kanam mais vraiment damay ñaax daal jigéen ñi nañu yeewu man surtout xam nga man je suis féminine man sama mbokk jigéen ñi laay waxal nañu yeewu nañu changer seen mentalité yi ñu changer seen esprit yi Rose de wax dëgg yàlla chance bu rëy la waa Njaaroñ am loolu laa mën a seede laa mën a témoigner ndax man mii di wax ak yow dama jiite woon ay jigéenu Aline Badara Cissé kon je ne suis pas n'importe qui man maa ko njëkk a sëy si Joal mu ñëw fekk si ma Joal kon du hasard de man sama jëkkër chercheur la moo nekkoon directeur ISRA idée de Joal Fadiouth dafa décroché ñu ñibbi si Joal quelque temps mu ne day dëkk si Joal ma ne ko déedéet médiateur moom a njëkk a woone ma Rose Joal la jëm ma ne ko da ngeen may nax kon lu yàgg lu nekk dëgg la kon nag mbir ki ko xam moo ko mën a seede te damaa xam Rose xam garayam xam fàllayam yàlla boole ñu tey ci suufu Joal Fadiouth suñu borom kër di ay séeréer man tukulóor laa kon vraiment damay ñaax askan wi man souvent dañ ma fi woo ay affaire sax damay bañ maa nga dëkk Canaba fañ ma fa ma juddoo ñu xam ma fa laa koy defee parce que bugguma ko ma yem kon damay ñaax jigéen ñi même seen politique nañ politique mënul ñàkk mais nañ ko teg si yoon nax yi genre yi nag mooy indi ñu leen di nax parce que ci yi la ñu profité di leen dóor ay martu changement du mu sa am wasalaam ngeen léegi say kaddu yu mujj nag waaw di sant chef de village ndax chef de village li nga def nii def nga lu rëy a rëy li nga def bu ko xeeb ndax su la neexoon nga tendance Rose ndax ñun lu ne dañ ko gis ndax ñu dañu nekk ay actrices de développement nekk ay politiciens lu ne dañ ko gis dañu xam lu bëri dañoo tukki voyager cérémonie bu dul bu jëndee taxaw nañ ci vraiment tu es au top des chefs de village parce que am na chef de village yu con yi ngeen baal ma ci kàddu gi bu doon ñoom la dañuy jéem a tàndaa Rose naan kii kañ la fi ñëw bëgg a def lii dafa bëgg a jaar sama kaw waaw dañu gis lu ne daal kon yow gàcce ngaalaama yow chef de village yow yaa jara dénk dëkk yow chef de village sa tur naka la yow chef de village Ibrahima Ndiaye yow yaa jara dénk dëkk yow yaa jara jiital ci dëkk yow yaa jara waxtaanal ci dëkk ndax yow yaa bëgg sa développement village yow yaa bëgg sa yokkute village yow chapeau chef de village Ibrahima Ndiaye gàcce ngalaama yoon bi nga jël baax na nii la Cheikhna Rose nag ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ndax nit moom nee nañ moom weenu ndey dafa fort ci doom li nga nàmp rek moom ngay taxam di ko moom lii la xam xamul lu bon de doxul lu bon waxul lu bon développement moo nekk ci deretam moom la xam kon dama leen di ñaax ngeen jàpp ko ak dundi loxo jërëjëf Rose ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay bu baax Ablaye. waaw Tata Rose tey ñu ngi fii ci journée consultation gratuite bi noo gisee journée bi tey. asalaamaaleykum wa rahmatulah gannaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant samay ñaari waajur ak samay mbokk ak samay famille waaye samay famille yi ma gën a jege mooy ñi ma dëkkandoo. maa ngi leen di sant yéen ñëpp ku ci nekk ma nuyu la sa tur ak sa sant di leen ziar di leen jaajëfal di kontaan lool ndax sama contentement mooy que ni. population bi gis nañu seen bopp ci li ñu organisé tey kon alhamdulilahi rabbil alamin waa tey ñëw nga gis nit ñaa ngi fi depuis démb ba tey ci lañ nekk ci consultation bi fii noo gisee journée bi ak consultation bi. waaw kontaan si trop rek xëy na li ñuy regretter bu fekkente ne am na mooy que dina fi am ñoo xamante ni dinañu ñëw ba dem te médecins yi duñ leen jot a gis donte lim bi fi ñëw tey ci médecin takku na ndax foog naa ni plus de 10 médecins fu ñu déplacé wu ñëw wax dëgg yàlla seen mbëbët ak li leen doon gënal mooy ku déplacé wu ñëw ba fii ñu mën laa faj wante nag temps bi moo xaw a gàtt
nit ñi ñëw nañu wuy si en masse xëy na premier jour bi moo xawoon am quelques wak ndax dañoo xaw a naaje tuuti ba pare naaj bi tàng côté bi wante dans l'ensemble daal suñu mënee def un bilan on peut dire que c'est satisfaisant aussi bien sur la consultation générale que sur la consultation spécialisée ak circoncision bi ñu def yëpp wax dëgg yàlla dañuy sant yàlla bu baax a baax te ni population bi tamit dañuy ñaan yàlla parce que ku fi ñëw boo fajoo daal leen ni am na ku ma dese est-ce que dañu fiy toog ba suba est-ce que ñetti fan la ñuy am donc muy loo xamante ni c'est un besoin bu fi nekkoon donc suñu demee daal pour ñun fierté la ñu initier benn organiser leen loo xamante ni c'est un événement boo xam ne population bi dañ ciy gis seen bopp. waa tey organisation bi ak fu mu yegg si fii jafewul bi nga koy dox. yombul nag mais comme on dit que ni vie bi yëpp défi la mais da ngay gëm li nga nekk rek bu fekkente ni boo ci nekkee boo demee tuuti rek mu metti nga daal di yox taxaw kon doo egg fenn dara yomb fi mais dañu koo gëmoon dox si wax si ànd seeg ñun ci war a àndal ba mu egg si fii donc dañuy dellu santaat yàlla bu baax a baax. tey femmes yi ngay àndal muy femme transformatrice yi tey loo am loo leen di ñaax gëj leen a encourager pour ñu jàpp ci liggéey di leen wax ñu jàpp ci rek parce que lii man du sama yëf toujours man xëy na fi ma bëgg sax ñu egg fa eggaguñ fa dañuy ñaan yàlla mu yombalal ñu yëpp mais yamalew ñu ko Mbang Fadial yamalew ñu ko Njaaroñ kese suñu sañoon population bi yëpp bu ma nee population waxuma population Nguéniène kese mais dama ne population Sénégal yëpp ndaxte suñu nee développement dañ ci daal di tànn volet éducation tànn si volet santé ak yeneen développement topp si donc ñun ñëpp bu ñu ko gëmee rek te xam ne développement jigéen daf ci am doole daf ci am cër bu rëy donc ñuy ñaan yàlla li nga xamante ne ñu ngi koy sumb nañ ko gëm suñu ko gëmee dox ci wax si te bañ cee tàyyal benn yoon bañ bu ñu faqasaloo rek ñu egg suuf foog naa ne fi ñu bëgg a egg dinañ fa egg di leen encourager bu baax a baax parce que yombul tamit waaye gëm-gëm bi rek moom moo ci am solo. waaw dafa mel ni fi ñu taxaw nii tey daa mel ni lii benn partenaire la waaw loo ñu mën a expliquer ci partenariat bi. waaw partenaires yi macha allah xam nga nekkul que ni finance kese mooy partenaire parce que nga am sa projet rek dem daal di koy teg ci table bi nit ñi déglu la loolu foog naa ni soutien la c'est un soutien de taille sax ndaxte bu ñu la dégloo jox la ay conseils am na ci ñu joxe ay conseils am na ci ñu jàppale financièrement am na ñu jàppale sur le plan technique. dégg nga sur le plan nu mu tuddati sax partenaires yi nga xamante ni dañu ñëw parce que bu ñu waxee waa PAM ñoom ñi médecins yi ñëw tey kon dañ leen di delloo njukkal bu baax a baax ndaxte su fekkonte ne am nañu tout le soutien qu'il faut te ñoom disponible lu ñu woon pour ñëw def ci activité bi ak ñun kon duñu ci am réussite donc ñëpp koo xamante ni rek jàpp nga ci bis bi ku lim da nga dul matal képp koo xam ne jàpp nga ci bis bi yaa xam da nga ci def sa dërëm yaa xam da nga ci def sa xel yaa xam ne da nga ci def te yéene te eggul ñu ngi lay sant bu am fu mu tàmbali waaye amul fu mu yem di ñaan yàlla lii nga xamante ni liggéey nañ ko timit lépp luñ ci am ci yiw ak ci tuyaaba yàlla na ko yàlla boole ñun ñëpp bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. say kàddu yu mujj. di sant encore une fois ñëpp ñoo xamante ni rek yëngu nañ si di la sant yow tamit ndax yow yaa nuy eggale foo xamante ni suñu jëmm yeeg suñu tànk yi mënu faa egg vraiment chapeau à toi chapeau à l'équipe médicale mais chapeau à mes amazones ak jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk projet bi ba mu egg di sant ñëpp di gërëm jërëjëf. waa ñoo ngi nii ba léegi fii ñu ngi nii ak maire naka. maire Massamba Thiaw ñu ngi lay nuyu. oui ziar Ablaye Sall. waaw Massamba tey gis nañ la tey ci journée consultation bi fii tey noo gisee journée bi. bon sant yàlla bu baax a baax ginnaaw bi ñu jullee si yonent bi dañ koy santaat bu baax di gërëm d'abord ki nga xamante ne moo initié lii muy suñu Tata Rose nga xam ne depuis ba mu dugg si commune de Nguéniène ba léegi wax dëgg fa neex yàlla fierté la dans la zone de Mbang Fadial parce que dafa suqali lu bëri si côté développement surtout parce que organiser nañ les femmes de telle sorte que ñu commencé à zéro tey aujourd'hui c'est des transformatrices boo xamante ne si produits locaux yi nga xam ne ñu koy gis ñu koy transporter di ko yóbbu feneen fu jéggi commune Nguéniène di ko yóbbu si ay foire ak yeneen donc aujourd'hui elle a su participer si développement wu commune Nguéniène mais la zone de Mbang Fadial mais aussi si visibilité li nga xam ne mooy produit local gëmloo na nit ñi ne kenn ku nekk mun nga defar sa bopp mun nga développer sa bopp mun nga aussi participer si valeur ajoutée bu Sénégal bu jógee foofu bu mu paree loolu tey mu initier loo xamante ne c'est la première fois dans l'histoire mun naa ko wax si
ici si zone Mbang Fadial benn journée de consultation ak don de médicaments circoncision ak yëpp yu nga xamante ne dafa dem si domaine santé mu def ko gratuitement sur 2 jours ou 3 jours je pense c'est la première fois donc kooku elle a toutes les mérites donc tey vraiment dañu am contentement tey am na ñu jógee Ngéeñan ñu indi leen tey ñu faju si ñu jógee Ndofane donc dans toute la commune ay nit jógee nañ fi depuis démb di ñëw pour consulter wu ñun nag on est venu pour soutenir ko si côté yëpp comme ni nga ko côté moral présence am yëpp ñu soutenir ko parce que action yi muy def nii je pense que dafa laaj mérite la tey ñu soutenir ko à 100% képp kuy doomu Ngéeñan képp kuy autorité Ngéeñan tey war nga ko taxaw si bésam même bu amul la ko jox sax nga ñëw ba fii bokk ak moom bés bi encouragé ko won ko ne ñun ñoo si bokk ñun nga koy defal parce que waa Ngéeñan la koy defal mënoon na ko yóbbu Ndar muy yóbbu ko feneen mbaa muy ko feneen mais daf ko indi yóbbu ko Ngéeñan mënoon na ko yóbbu beneen village mais daf ko indi Mbang Fadial donc kon nag ñooñu aussi tey je pense que war nañ koo jóg sax dem delloo si ko njukkal si li nga xam ne moom la def parce que yemul fii c'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière fois te c'est une femme très engagée si lu muy def gëm ko bëgg ko et bu xasee jàpp ne lii lay def dala du ko pousser ba mu arrière dañ ko daf koy def ak conviction daf koy def aussi ak ngëm-ngëm ba nga xamante ne moom si boppam du si xool lu muy am ak lu mu dul am donc moom na réussir moom lay xool même bu dee moom kese lay doon sax pour réussir def kon donc lay képp koo xam ne yaa ngi participer si wérgu yaramu nit donc kooku kenn amul sa fay parce que nit loo mun di am si àdduna te amoo wérgu yaram donc amoo dara kon tey occasion bu mu defal nit ñi mooy ñi nga xamante ne tey suñu ay papa lay amuñu ay moyens feebar waroon mun a dem Dakar ñeneen dem feneen ñoom dem feneen dem faju ci te amuñu paas bu ñu yóbbu Joal sax ñu am occasion tey faju ñoom ñëpp consulter xool seen yaram donc je pense que loolu moom yàlla moo koy fay dañ ko bàyyi ak yàlla na ko yàlla doolu sutural. léegi yow ban pexe ak ban conseil nga mën a jox autorités yi ñi nga xamante tey ci commune bi nu ñu mën a def ba jàppale ko ndax lii gën a taxaw. waaw mooy li ma la wax rek je pense que tey bi ma ñëwee gis ko si dañu ànd nawle ànd ngëm-ngëm parce que moom dañ ko fekk muy yëngatu xam nga ki nga fekk muy yëngatu si loolu nekk si deretam di ko def boo ñëwee mu def donc kooku je pense que boo ko amee si commune li nga war a def mooy nga fexe ba loolu nga jéem ko roy mais nga jéem koo jàppale ko ci lu mu mun nekk nga jàppale ko parce que suñu ay parents ñoo fi ne te autorités yi ne si commune bi lii seen warugar la woon ñu koy organiser di ko def donc bu fekkee ne nag tey dem na ba keneen nekk si doomu localité bi di ko def donc lu ñu war a def mooy lépp lu mun di dem dañ ko bàyyi te ñëw jàppale ko encourager ko accompagner na ko nag financièrement parce que nag mbir mi yombul donc tey buñ la joxee 100 000 francs rek ne ko demal nga jëndi ko médicament ba ñëw si mbuus nga koy dugal donc kon boo gisee li nekk fii si ay médicaments ak yeneen donc du nit ñi la yaakaar pour programme dafa préparer boppam ba pare balaa mu koy def donc kon nag loolu muy def si nit ñi donc am na ñoo xam ne tey ñoo ko ëppale fuuf war ko koo mën a defal ñu war ko mën a jàppale kon autorité yooyu nañu fexe ba nit ñi ñu jàppale leen fuñ metti mais bu ñu xaar ba affaire mi xaw a deewaar ñu door a ñëw donc képp koo xamal ne jàppale woo ko tey nii pour mu faju suba aussi bu yàlla defee leneen di nga dem dugal foofu loo xamante ne xëy na dina ëpp sax loo mën a dugal fii pour mu taxaw kon nag si biñ koy soxla nañ ko jéem te nit ñi ngi fii mun nañ ko kon autorité li man di lancer mooy nañ ñëw jàppale ko accompagner ko pousser ko pour que lii ñu am nii chance bi ñu am nii ak connaissance yi mu am si biti am na ay connaissance macha allah ñu fexe ko exploiter ko indi ko biir Ngéeñan balaa muy trop tard donc loolu lay lancer. monsieur le maire say kàddu yu mujj. di gërëm ñëpp di sant ñëpp d'abord di ko gërëm moom mi nga xamante ne moom moo ko initié di gërëm aussi waa jeunesse Amazone Mbang Fadial yi ak jeune garçon yu am Mbang Fadial ñu gërëm leen parce que mënoon na ko organiser ñu toog seen kër yi bañ a ñëw dañu ko jàppale donc taxawaay bi ñu am ñu ngi leen koy féliciter dina wax ni affaire bi noonu la donc mbir mi bu ngeen gisee mu demee ni rek réussite moo kii bi organisation force bi moo ko doon ñi nga xam ne aussi jóge nañ feneen nekk ay collaborateurs am ñu leen di encourager aussi seen taxawaay comme ni mu ko waxee rek am na soutien yi dafa bëri am na soutien moral am na soutien financier am na soutien matériel donc soutien bu mu munti doon rek donc moom daf ko soxla fu mu nekk nii parce que stress bi mu yore rek donc je pense que baax na tey ñu ñëw taxawu ko nii ak ñeneen taxawu ko nii pour mën a dal kon di ñaan ñëpp rek ñu booloo bokk ndey bokk baay bokk benn xol jiital intérêt wu Ngéeñan mooy toujours le développement de Ngéeñan donc loolu daal laa si wax. kon ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. waa tur bi. Bekay Sall. Bekay Sall. waa tey ñoo ngi nii Fadial TV tey ñëwoon ci circoncision yi nga xamante ne moom moo fi amoon ci journée de consultation gratuite bu fi am. depuis démb ba tey yéen a ngi fi noo gisee journée yi. bon dañoo ñëw fekk fii benn demande bi mooy population bi amuñu exactement ñi nga xamante ni mën nañ leen dimbali ci wàllu wi
gaa am na fi benn poste de santé donc am na fi benn sage-femme aussi bu fi nekk mais gis nañ ni dafa xaw a tuuti par rapport ak population bi donc man ma ñëw sama kër maam parce que sama maam moo sanc Ndiarogne ànd ak samay mbokk docteur ñu ñëw dimbali population bi ci wàllum consultation ak wàllum circoncision muy xarafal xale yi. waaw yéen a ngi fi depuis démb journée démb bi ndax nit ñi ñëwoon nañ bu baax. waaw seetlu nañ ni tey lañ gën a sonn nag parce que démb xaw nañoo yéex a commencé parce que dañu jógee Dakar ñëw. mais ba ñëwee aussi fekk ñu fi nombre bu bëree bëri donc jot nañoo consulter gaa ay 50 mais je pense que matul 100 wala 100 yooyu lay yam mais tey gis nañ nit ñi dañoo gën a bëri xale yi aussi yi ñuy xarafal tey lañ gën a bëri donc si wàllu woowu xam naa ne peut-être communication benn la ci peut-être aussi population bi dañoo gëmul woon ni lii dina am ampleur bi waaw. léegi yéen bi ngeen ñëwee démb aussi amul ay cas yi nga xamante ne am ngeen fi cas yi nga xamante ne dañ koy génne. si am nañu lu mat 3 cas démb ñi nga xamante ni kenn ki diabète la am diabète bu xaw a garaaw kenn ki aussi benn infection la am tànk bi aussi bu xaw a garaaw boo xamante ni chirurgie da ciy am wàll. kenn ki aussi amoon na benn feebar boo xamante ni bëgguma ko tudd parce que bëgguma ñu xam ñim dëkkal xam li mu am mais boo xamante ni daal jar na mu dem gis spécialiste bu nekk ci wàll wa. donc li ñu mënoon mooy bind document jox ko médecin chef de région bi jox ko médecin chef de district bi aussi orienté ko wax ko li ñu jot a am pour mu mun ko orienté pour ñooñu noonu mun a def li waat ci moom. mais fi ngeen nekk nii aussi du ngeen di am jafe-jafe pour transport yi nga xam bu ngeen amee évacuation comme pour transport bi du ngeen ciy am benn jafe. bon dimbali nañu nag parce que organisation bi ak Tata Rose donc je pense qu'il s'est assez organisé avec sunu papa yu ci mel ni donc ñoom papa Badara ñoom papa Doudou démb ak otoom la mettre à notre disposition donc ñi nga xamante ni ñëpp waroon nañ leen déplacer otoom lañ doon utiliser amoon na benn ambulance aussi bu fi nekkoon bu ñu doon dimbali un peu ci liggéey bi. waaw léegi gis nañ fi aussi ci pharmacie bi gis nañ fi ay comprimés. c'est des trucs yi ñuy joxe ci gratuité ou bien. waaw comprimés yi nag donc en collaboration avec ay partenaires ak Tata Rose bien sûr dañoo jënd sunu xaalis. boole ci ak li nga xamante ni déposé nañ ko auprès du ministère de la santé ñu am lu ñu may mais doyul woon ak ay partenaires étrangers am lu ñu may aussi quelques médicaments yoo xamante ni sax daanaka utiliser wuñu ko parce que ci gën a bari ci wàllum spécialité yi la gën a féete donc ay médicaments d'urgence donc yooyu gars yi duñ ko soxla fii mais nag quand même am nañ ay partenaires yoo xam dimbali nañu ci mais surtout. nit ñi ñoo jël seen moyen ñoo réunir jël seen moyen surtout mère Rose aussi mu am ci wàll bu mag parce que moom moo waral lii donc moom def na ci ay moyens yu takku donc pour lii mun a am donc je pense que sant ak ngërëm ñeel na ko donc ñun aussi ñu boole ci sunu wàll donc boole sunu mën sunu am ak sunu temps ñëw def ko ngir yàlla ak yonent bi. léeg-léeg ngeen di am cas ya nga xamante ne léeg-léeg xam nga maire bu ñu nekkee ci àll bi fii léeg-léeg bu ñu sentir ne feebar nañ léeg-léeg dañuy ñëw fii ñu wax ne ay feebar ya nga xamante ne da leen bett tey yow ñu bëri ñu fi ñëw noo gisee gars yi ak seen feebar yi. bon am na ñoo xamante ni dañuy toog lu yàgg duñu nekk en bonne santé c'est-à-dire que dañuy am ay soucis de maladie mais dañ koy jël di ko gérer yaakaar ne bu ñu toogee seen kër war nañ ko mën a liggéeyante alors qu'en réalité soo demee ba gis ni yow mii ni nga mel ak ni nga meloon am na wuute demal ci ba waru fajukaay bi te aussi am na lu am importance nit bu ñëwee lu ci mel ni poste de santé wala case de santé nga xam ni lii sa xam-xam eggu ci da ngay teel a orienté mu dem ci structure bi gën a mag parce que boo jéemee faj te li ngay faj mënuloo ko mun na aggraver ba dem foo xamante ni mun na indil malade bi ay jafe-jafe parce que lu ci mel ni tey gis nañ benn gangrène nit tànk boo xam yàqu na ba pare dañ koy dagg waaye mais tant que boobu peut-être ba mu commencé mu dem case de santé wala poste de santé moo xam ni lii xam-xam eggu fa mënoon na teel a orienté mu dem ci centre de santé bi bu ko fekkee mën nañ ko fa def xayrun bu ñu ko mën def foofu mu orienté ko mu dem dans les grandes structures donc loolu dañu leen koy ñaaxee bu baax a baax pour personnel de santé bi aussi ñu xam parfois fan lañ war a yam ak kañ lañ war a orienté. waaw bu ñu ñëwee ci yow tey gis nañu fii yow xale yaa ngi jongal xale mën nañu xarafal xale yi léegi noo gisee xarafal bi ak xale yi méttiwul. non xarafalu léegi moom méttiwul parce que dañ koy anesthésier peut-être piqûre anesthésie bi la ñuy yëg li ci des dootuñu ko yëg donc xaraf bi méttiwul donc peut-être nekkuñu dans les dispositions mais ñi ngi xool ni ñu mënee ba xale bu ci nekk matériel bi ñu lay utiliser duñ ko utiliser pour beneen xale donc voilà ñu ko utiliser dinañ ko fexe stériliser ba nga xamante ni yow rek sa bos rek lay doon laam yi ñuy utiliser aussi dafa nekk ay laam yoo xamante ni laam yu stérile la
compresse yi ñuy utiliser compresse stérile la donc du am benn danger donc c'est pour éviter après xale ñu jongalee leen ci situation yoo xamante ni nekk yu mucc ayib mu mun leen indil ay yeneen problème dans le futur. léegi yow ci journée bi ci suba si ba ci ngoon si ñaata ngay xarafal. compté wu ma ko nag mais bari na waaw parce que démb ba 21h ñi ngi xarafal tey depuis 8h ñi ngi commencé xarafal ba heure bii nii je pense il est bientôt 13h donc voilà. léegi ñoom boo leen xarafalee ba pare kii bi nag suite bi léegi jafeetul donc fii ak ñaari fan mën nañ dindi bandage bi après am na benn produit bu ñu leen prescrire dañ ko ciy diw rek loolu mën nañ ko def ci poste de santé bi après fii ak une semaine dinañ mën a wér. léegi noo gisee organisation bi tey gars yi ndax organiser wu nañu bu baax. ci li nga xamante ne tey moom moo fi am nii. non organisation moom ça va démb la gënoon metti mais tey surtout parce que fanaan nañ donc réorganiser nañ affaire ba ni mu war a mel mi ngi koy mel. donc li ci gën a metti nag mooy malaat yi bu ñu leen woowee 8h saa ñu ñëw 8h dañuy toog ba añ ba pare doogay ñëw ñun dañuy war a ñibbi tey te danañ teel a ñibbi incha allah parce que bu ñu xëyee lundi dañuy dem liggéey ji. ok léegi ban conseil ngay jox ñi nga xamante ne tey ñoo nekk ci àdduna bi ñi nga xam ñuy toog lu mot ay weer te duñu xool seen yaram. nit boo toogee gis ni yaa ngi en bonne santé boo demee ba gis lu bees sa yaram li logique mooy nga dem gis ci bërëbu fajukaay bi ñu xool la suñ la xoolee bu amee dara lu nekk sa yaram ñu ne la dara mi ngi ci bu ci dara newul ñu ne la dara newul ci waaye toog bu mënatoo jóg loolu du lu baax waaw nit boo yëgee ni am na loo yëg sa yaram loo daanu yëg rek demal ci bërëbu fajukaay yi ñu faj la parce que toog ba am foo egg doo ngay faju mun na la indil ay jafe-jafe yoo xamante ne sa bakkan mun na cee xaj donc loolu lu ñu war a éviter la bu baax a baax yii aussi population yi war nañoo jege case de santé ak poste de santé yi boo toogee chaque weer nga ne ah xaaral ma dem ñu xoolal ma sama tension xaaral ma dem ñu xoolal ma sama suukar loolu dina mun a dimbali ba bu amee leen loo xamante ni jàpp nañ ne mi ngi raam te peut-être dina indi tension wala mu indi diabète wala mu indi yeneen maladies dinañ la teel a araftu ne la ah lii kat wàññi ko lii yokku ko del defee nii bu taxee dina tax malade yi nga xamante ni yow boo ko xasee am sa giiru dund la dina mun a wàññeeku parce que faju bi dafa seer trop te ñu ci bari ñu ngi ciy am ay jafe-jafe dara waralu ko lu dul dañuy am jafe-jafe pour am garab yi nga xamante ni moom leen war a faj parce que ay garab la yoo xamante ni boo commencé da nga koy jël sa diiru dund. léegi loo am looy wax sa équipe bi nga àndal tey ñi nga xamante ni donc ay remerciements Pikine assistance médicale donc dont le président c'est Moustapha Niang donc moom laa fi àndal ak équipe bi parce que man je suis de Pikine laa juddoo màggee fa fii sama dëkku maam la parce que sama maam moo ko sanc donc ñu ñëw dimbali mbokk ak mbokk donc ñoom di leen jaajëfal am na ay sage-femme am na ay infirmier am na ay médecin donc di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ni waa Ndiarogne amuñu seen fay man awma seen fay et mère Rose bi nga xamante ni moom moo jiite initiative bi aussi amul seen fay donc sant ak ngërëm ñeel na leen donc di leen gërëm bu baax di leen sant bu baax. kon docteur Faye di gërëm bu baax. waaw jazakumullah xayran